gaawo gi toll woon ci juróom-ñetti fan ci weeru septembre association sénégalais yi nekk Mazzano ak li ko wër amaloon nañu seen journée culturelle ñu koy faral di taxawal nag at bu nekk ci diwaan googu. ren nag bés gi wekk nañu ko rek ci waxtaan gu mag te ponk gi lalu ci lépp li nga xam ne rek wërëngalu na ci immigration clandestine. naka noonu kii di Moustapha Fall nekk ci sindakato gii di CISL ak kii di Ibrahima Niane nekk ci CIJL faram fàcc nañu ponk gi waaye it honorable député Nango Seck toogal diaspora Europe du Sud ci assemblée nationale ak kii di Momar Mbow te xam-xamam màcc jëm ci immigration wax nañu rek seeni gis-gis ci waxtaan gi ñu teewlu leen. tàmbale si ñi nga xam ne ñoo woote tey jii muy association de Mazzano si turu Souleymane Diagne. boo demee bay wala immigré war ngaa mën a fexe ba jaar ko ci yoon kon loolu damay woo excellence si Sénégal ñu gën a di dindi mitu tukki di gën a mën di def sensibilisation xamal le ne maanaam rawatina Sénégal parce que Sénégal du pays de guerre en général ñi fay jógee. ku si jóge wut pratiquement Casamance benn côté ba pratiquement doo am asile politique kon nañu sensibiliser suñu rakk yi suñu mag yi suñu xarit suñu am jàmm yi nee leen tukki dañ koy préparer et tukki aussi da ngay am objectif sinon boo fi ñëwee aussi am na nu muy demee ba boo moytu rek fi ngay mujjee mooy boo amul yar dëgg-dëgg ndax jóg te tàgguwoo bokk na si man sama gis-gisu bopp ñàkk a yar kon comme amuloo kilifa nag jinne dana doon sa kilifa ndax mën ngaa dugg si loo warta dugg kon foofu excellence ñoo leen di ñaan dee leen gën a sensibiliser boo leen nekkee Sénégal la population xamal na leen ne maanaam tukki wi ñuy tukki di ko jaar si désert bi yan wut maanaa li bi gis ngeen li fa xew démb ak bërki démb pratiquement mi ngi jéggi te it jàpp naa ne nii lay continuer xaru daal daganut beneen responsabilité parce que dama ne responsabilité bi parce que culpa Union européenne moom ak Italie jox naa leen ko ba pare culpa ñun ñi fi toog ñii ñëpp kenn ku si nekk jox naa ko culpa suñu gouvernement jox naa leen ko ndax culpa la loolu nag Afrique yëpp laa koy boole ndax dégguma ba tey ji benn président africain bu jóg yëkkati kàddu ne suñu citoyens yi suñu doom yi suñu jarbaat yi génn bi ngeen génn fii gëm leen seen bopp gëm leen Afrique dégguma ko maanaam pratiquement c'est comme si li tubaab di wax ils ont d'autres chats à fouetter maanaam comme si am nañu yeneen mbir ñuy dox comme si li seeni doom yi di génn intéressé wu leen ba tey jii dégguma benn président parce que dama koy suivre boo xam ne Lampedusa gi nga xam ne ñu ci bëri fa la ñuy wàcc Lampedusa yi nga xam ne mairie ba mi Sindaco ba bés bu nekk ñu for ay doomu africain yu faatu ci géej gi bés bu nekk dégguma benn président africain boo xam ne jëlal na ko mu déplacé wu dem Lampedusa dégguma ko kon damay wax ne responsabilité non gouvernant lu ñu war a wax la te it maaleykum salaam war téef la say doom bu ñuy dee ci béréb nga war a déplacé wu dem sa béréb ba xool parce que fii lu mu bon Union européenne moom même bu dee dañ koy def par mascarade maanaam dañ koy def ndax dañuy lëndëmal nit ñi ñoom au moins déplacé wu nañu dem nañu Lampedusa gis doomu aadama ya fay dee di fa teeru bis bu nekk man dama wax ne jamono ji sax ñu toll ni ndax lekk jën bu jógee mar Méditerranée yanu na maana wala yanul maana ndax bu ñu la waxee doomu aadama yi dee ci biir te kenn gisu leen da ngay yéemu ñi nga xam ne traversé nañ fa ba gis ko maanaam bu ñu la nettilee li ñu dund da ngay yéemu kon damay wax ne responsabilité bi moom c'est partagé excellence kenn ku nekk nag war na see bay waaram kon pratiquement li ñu xam ne santoon nañ ko dañ ko kii nag ndax wolof bi dañ koy jéem a concentré wax nañ ko yeneen yi nga xam ne ay mythe la te kenn ku nekk ci ñun da koy faral di dégg tubaab bi di ko wax ndax damay wax ne immigration bu selvage maanaam
riirandoo nga xam ne ay bateau day ñëw karab ay kii dem na ba parti yi nga xam ne dañoo raciste dama koy tudd dem nañu ba ñoom loolu la ñu dox ba pratiquement moom pouvoir bi te nag loolu pratiquement boo xoolee Europe yëpp ñu ngi fiy tàmbalee raw maanaam parti raciste yëpp ñu ngi tàmbalee jóg di am doole te loolu lenn waralu ko lu dul maanaam ni ñu gisee immigration bi nu muy ñëwee ak ñoom nuñ ko frutaare ndax parfois bu dee fukk la ñoom dañ koy yëkkati ba mu doon 100 dañ koy multiplier par 10 rek pour mën a am consensus nekk ci Doncassine bi muy gouverner seen i dëkk moom la Salvini def moom la Di Maio def si loolu da ngay faral di dégg ñu ne damay tënk jeexal naa li ci des ma bàyyi ko sëñ Ibrahima moom dama ko doon introduire rek da ngay faral di dégg ñu ne alberghi stellati a 35 euro 45 euro per i minorenni al giorno per non fare nulla loolu yéen ñëpp da ngeen koy faral di dégg muy lan ñoom kat dañ leen di jox hôtel 4 étoiles 4 étoiles sax la ñu koy wax parfois wala 5 étoiles 35 euros lañ leen di jox bu dee mag nga bu dee xale bu ndaw 45 euros et ñoom defuñu dara dañuy tëdd foofu rek karab loolu dara du ci dëgg business la 35 euros yi 2,50 euros kese la sa ki nga xam ne dafa ñëw demander asile 2,50 euros la ci am pour woote téléphone la ou pour bu dee da ngay chifaay da ngay tux cigarette nga utiliser ko pour tux cigarette yeneen 32,50 euros yëpp ñoom ñoo koy lekk muy coopérative yeeg yooyu kon damay wax ne bu ko tubaab yi parfois da ngay ñun ñi kenn ku ci nekk parfois da ngay confronter ak ay tubaab nga dégg ñu wax ne non non ñoom dañ leen di jox 35 euros par weer par bis non è vero dara du ci dëgg 35 euros ñoom duñ ko sax gis bis bu nekk daal dañ la jox 2,50 euros yow mi nga xam ne yaa ngi nekk ci biir ci centre bi 2,50 euros 2,50 euros bi yaa xam ndax da nga ko utiliser pour téléphone wala da nga ko utiliser pour parce que da ngay jënd cigarette nga tux kon loolu mythe la boo xam ne ay kàcc la yoo xam ne tubaab yi dañ koy utiliser pour gën a mën a xëcc maanaam mbooloo pour gën a mën a diriger réew mi rawatina léegi bi nga xam ne dañ koy faral di dégg ak Di Maio beneen bi boo leen gisee nag lu tax ma koy détaillé parce que ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk war nga mën a saa yooyu confronté ak nasaraan bi nga am ay argument yoo ko jox ndax ñu ci bëri am na ci ñoo xam ne gëm nañu ne ñooñu 35 euros lañ leen di jox déedéet kenn joxu leen 35 euros kenn joxu leen ko te it devoir la Italie dafa signé ay accords yoo xam ne international yoo xam ne warteef la ci moom bu nit ki ñëwee moom da koo war a jël téye ko en attendant muy xool ndax am na statut bi walla amu ko donc convention yu Italie signé la donc obligation la beneen bi da ngay dégg ñuy wax ne siamo di fronte su ma mbokku léegi yi dañ koy faral di wax siamo di fronte a un'invasione xam ngeen luy invasione mooy xam nañ ko sax mooy njéeréer waaw maanaam dafa mel ni ay njéeréer yu naaw rek ne pat taxaw fenn njéeréer nag yéen ñëpp xam ngeen ko rawatina suma mbokku bool yi bu ñu baykat yi tool bu ñu agsi moom li ñuy def mooy dañuy góob lépp ba mu jeex tàkk dara doo fi desati ñoom paroles yi dañ koy utiliser pour kii déedéet évasion amu fi immigration li fi nekkoon maanaam wàññeeku gi mu wàññeeku dafa jéggi dayoo mais seulement business la boo xam ne mass média bi jël na ko yóbbu ko foo xam ne parce que moo leen arrangé ba moo leen arrangé de telle sorte que maanaam fi mu ne nii tubaab boo gis day wax ne c'était trop ma dove fan lañu trop et puis ñoom xàmmeewuñu Ibrahima xàmmeewuñu Nango xàmmeewuñu Imam Cissé mi xàmmeewuñu Auguste mi xàmmeewuñu kenn ñoom pour ñoom ñun ñëpp pratiquement ay clandestins lañu fi mu ne nii ñun ñëpp on les gêne léegi nag si loolu ñun dama wax ne excellence wax na ko sànq c'est un combat la boo xam ne ñun ñëpp kenn ku si nekk war nga see takk sa ndigg de telle sorte que fépp foo xam ne woote nañ fa war nañoo mën a jógandoo ba gis leen ne ñun maanaam benn bloc la ñu rawatina nag la communauté sénégalaise parce que la communauté sénégalaise damay wax ne leader la par si biir communauté yi fi nekk parce que communauté sénégalaise lu mu dugg incha allahu rabbi ñu bëgg ko ñu bañ ko dafay sotteeku kon loolu moom nañ si góorgóor bu baax a baax évasion moom amu fi ndax lii ñëw si at yi pratiquement ñoom ni ñu ko bloqué lii ñëw si at yi pratiquement bu ñu demee tuuti si kanam ñoom dinañu am problème doo xam ne du ñu xam fu ñu koy fajee ndax seen population saay su nekk man nag waa Masano damaa kontaanoon si yéen lool ndax
mbooleem saal yi ñu mas a dem yëpp di fa wax saal bi moo si gën a tekk tey moo tax sa tey jii ma mën a wax nii ndax am na saal yoo xam ne da ngay wax mais pratiquement li ngay wax keneen du ko dégg ndax dañuy waxtaan te bu dee waxtaan rek moo ñu fi indi moom wax dëgg yàlla dañuy toog feneen mais waa Masana moom macha allah gis naa ne ànd nañu teg ak tey ñi ngi déglu au moins ñi ngi déglu ba nga xam ne bu ñu demee dinañu mën a am ñaar wala ñett yoo xam ne da leen jëriñ da ngay dégg ne ñetteelu point bi pooy ma jeexal mooy dañuy wax ne non c'è lavoro neanche per italiani come facciamo a accogliere non è vero en général Ibrahima mi xam na li may wax ñun immigré yi en général liggéey yu bari ñuy liggéey ñoom bëggatuñu ko liggéey am na fi ditaa yu tàmbalee woon di def sélection ndeysaan ma non visto che bëri na ñoo xam ne italien yoo xam ne bëgg nañu liggéey man dootuma jël étranger mais génn nañ ci ba set wicc léegi ku am compétence maanaam mën sa liggéey foo wëree di nga am liggéey parce que situation bi changé na liggéey yu bëri yoo xam ne ñun ñi ngi koy liggéey ñoom bëgguñu ko liggéey wala boog dañuy jaar jàll te ñoom comme yàlla def na ne jamono ji ñu toll ni ñu ci bëri pratiquement rawatina génération italien bi bees bi amatuñu bëgg-bëggu toog ci benn ditaa nga xam ne dañuy ñëw tàmbali ci ditaa bi liggéey fa ba màgget ñoom ñoo raw njéeréer je te jure dañuy liggéey fii tey après 2 mois ñu démissionné liggéey feneen parce que ak système coopératif beeg yi amatuñu problème liggéey surtout boo nekkee xale te am na ditaa yoo xam ne soxlawuñu loolu ñoom li ñu soxla mooy ku nekk fii constant mën liggéey bi continuer liggéeyal kon damay wax ne ñun jarul sur partie boobu jarul lu ñuy ragal ku ci bëgg a liggéey boo góorgóorlu aslëf rek nangu aussi di def formation boo ko defee rek incha allah di benn problème doo ko am kon fi ñuy wax ne non c'è lavoro neanche per gli italiani non è vero c'è lavoro c'è da fare ci tolgono risorse per welfare e servizi essenziali maanaam li nga xam ne moom mooy pensionato yi est-ce que xam nga ñaata lañ toll 16 millions ñi nga xam ne dañoo liggéey ba retraité ñun 100 millions lañ ci 100 000 lañ ci 100 000 ñoom 16 millions lañu ñun 100 000 lañ ci 100 000 étrangers ñoo fi nekk ba nekk état pensionnable di jël ci pensionné bi 100 000 ñun par rapport ak li nga xam ne ñu ngi koy versé ñoom dañu xayma nañ ko ci 8 milliards bi ñu ngi koy versé ci ay contributi ñun 3 milliards bi rek lañ ciy lekk juróomi milliards yi pratiquement bénéfice la ci ñoom kon li ñuy wax fii teguñu ko fenn lépp ay paroles la yoo xam ne dañ koy faral di utiliser comme ni mu leen ko waxee pour rek gën fee nekk gën a jàpp ci kii bi loolu lépp nag damay wax ne lu ñuy dindi la lu ñuy war di dajji la saay su ne fu ñu ko waxee nañ leen jox ay argument yu wér ne leen lii ngeen wax ni tegoo leen ko fenn. li ci des mooy li Moustapha waxoon teg ci dara dafay xaw a jafe mais thème bi thème bu am solo la ndax dañu toll ci jamono boo xam ne il faut ñu mën ci waxtaan liñ ciy waxtaane nag mooy ñun ñëpp ñu laayante biir rek parce que kenn amu fi xam-xam mais dañuy jéem di sottante xalaat parce que ñun ñëpp ñoo bokk di dund ci réew mi dundundoo immigration xam li nga xam ne moom la immigration laaj ak li immigration laajul ak jamono yi ni muy changé ak contexte yi yooyu yëpp dañ ci war di bàyyi xel ndax lu am solo la li tax ñu wax loolu nag mooy ñi yàgg a dund immigration dafa am loo xam ne dañ ko gis mais jamono bi ñu toll nii am na lu soppeeku loo xam ne dafa am lu soppeeku loo xam ne bu soppeekoo dafay jaaxal nit ñi mais bu njëkk li tax daaw la jaaxal lu bari mooy da nga naan gis ne ñii kat ay homme de valeur lañ am na fu ñu tegoon république mais bu ñu demee ba ñi jiitu seen njàng demeewul noonu
seen xam appareil d'état demeewul noonu ñu yaakaar ne consensus bi ñu am rek mooy tax ñoom ñu mën a toog ci kaw loi yi nga xam ne moom mooy sarti réew mi bu boobaa ku xam réew da ngay tiit ndax li tax ngay tiit mooy ñii may jëflanteel fan lañ jëm man ban position laa man pour mën a défendre li nga xam ne mooy sama wareef ak sama yelleef ak kii may jëflanteel ndax dina respecter charte yooyu wala du ko respecter xam nga bu fekkee opinion publique dafay dem ba nga xam ne li muy xool mooy slogan bi jaar ci télé bi mais la réalité du ko dund bu boobaa dafay xaw a jafe ci immigré bi li tax ma wax loolu mooy gis ngeen avant ñuy dugg sax ci immigration clandestine ndax mën nañ ko fermaare wala mënuñ ko fermaare ndax culpa bi diw la wala masamba dañuy xool charte yi nga xam ne ak acte yi nga xam ne moom la gouvernement bu bees bi nga xam ne moom lañ fal le 4 mars posé mooy ay nit ñoo xam ne ñu ngi daw pour dugg ci réew mi nga kar leen ci biir géej gi kar leen jël sa navette teg wàccee leen ñoom ñëpp par force yégal leen ci navette boobu indi leen ba ci buntu port bi nga taxawal ko ne kenn du wàcc parce que fi nga ko teg mooy bindoo ko sax maanaam bindoo ko ne damay bind ne acte bi mooy tax ma mën na ne navette bi du kenn du ci wàcc mais tweet maanaam da ngay jël sa téléphone rek envoyé cap département bi ne ko navette boobu kenn wàcc mais li lay may sens surtout mooy réew bu amee yoon ñu xam ne yoon bi moom kenn waru ko wàcc ñëpp ñoo ko bokk magistrat am fitu taxaw ne attention sa am na lu doxul parce que ñi ngeen kar ñoom seeni barket lañu yoroon pour mën a ñëw te bu ñëwee par force dañuy wàcc mais yow pour nga def sa propagande politique mooy da nga ne naa leen kar ci biir géej gi nga xam ne amuñ fu ñu mën a rëccee ma jël leen séquestre leen indi leen teg leen ci kanam kii donc le magistrat dafa def action boo xam ne nii bu doon ci yenn réew yi duñ ko ñeme mais boo nekkee ci réew moo xam ne yaakaar nga ne charte démocratie dëgër na moo tax magistrat bi am fitu ne yow ministre de l'intérieur li nga doon ministre de l'intérieur lii nga def tegoo ko fenn te dañ koy toppante ak yow ba keroog fa mu yem ba yóbbu ko ci tribunal des ministres li tax ma joxe exemple mooy ton bi ñuy utiliser ak dispresso bi nga xam ne moom la ñuy teg ci kaw ni immigré mel ni immigré bi daal xob la te pourtant tey li tax immigré bi bàyyi réewam di ñëw fii ñoom bu ñu defee analyse ñu mën a waxtaan ak nit ñi ñu bàyyi ñu mën a waxtaan ak nit ñi librement te amuñ ci rus amuñ ci luñ ci rus mais dañuy waxtaan ak ñoom ci arme yoo xam ne ku nekk da ngay départ part yi maanaam ngeen yem dafay neex nga mën a waxtaan ak ñoom parce que daf ñuy dal ñun ñuy waxtaan ak ñoom ci débat yu bëri yoo xam ne dañ koy seex ak ñoom parce que boo xoolee tey te immigration changé wu la maanaam peut-être moyen de communication yi ñoo bëri parce que ñun ñi ñëpp ñu ci bëri ñoo xam ne bi ñu fiy ñëw peut-être passeport Guinée lañ fi duggee woon ñi fi njëkkoon ñëw dañ daan jógee Tunisie wàcc Palerme moo dugg fi te ñi fi am këyit ñu bëri 90% ñi am këyit bu dul ricongiungimento familiare régularisation moo fi am maanaam muy ci legge Martelli mooy legge Bossi-Fini mooy diini ak ndaw si nekkoon ministre turco napolitano donc yooyu mooy forme de régularisation yi fi jaaroon donc te régularisation bu ñu ko defee mooy am na ñu nekkoon situation irrégulière ñu mën leen régulariser léegi nag peut-être données yi ñoo changé ak moyen de communication yi ñu mën ko yóbbu fii te pourtant tey boo xoolee wax naa leen ko ci benn débat bu ma demoon ci semaine bi passée avant kii bi ci fin juillet bi ñu ci doon waxtaan man leen pourtant tey boo xoolee Italie mu ngi nekk ci 7e position ci pays européens yi nga xam ne ni tey ñoo accueillir immigration ñi nga xam ne 7e position yeneen réew 7 réew romb nañ ko ci li nga xam ne ñoom moom lañ récupérer comme immigré te bokkut ak Italie boo jëlee population bi Italie am ak population bi nga xam ne mooy immigré yi fi dugg donc coow lee fi nekk ñu ne comme ni Moustapha doon wax léegi invasion bi maanaam nit ñi dañoo daw kër këpp dugg fi non boo xoolee yeneen réew yi par rapport seen population ak immigré yi fa nekk différence bi mi ngi ci Italie mooy occupé 7e poste jeunes italiens yi nga xam ne génn nañ lauréat yoo xam ne ci année 2017 ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñoo fi dugg ci 2017 te ay dates yu certe la parce que ñooñu ci immigration régulière lañ ne dañoo génn régulièrement parce que conditions yi may na leen ko mais est-ce que ñoom waxtaan nañ ne immigré yi fiy dugg tey li tax ñuy ñëw di jël gaal gi ban possibilité la ñu am alternative bu ñu am bu boobu tey ñi ngi def regroupement familial di demander visa nangoo xam ne ci dara Ablaye Sall demoon na rencontrer le consul bi nga xam ne moo nekk Sénégal Settimana su ko yaakaar ci biir Settimana bi ñu génn la mais ñi fa déposer visa ci am condition yu leer déposer visa ñi ngi xaar ay 6 mois actuellement te jotuñu seen visto alors mi devi spiegare bu fekkee ne nit ki dafay xaar 6 mesi per avere un visto regolare
régulare laa wax ki nga xam ne amul conditions yi régulier pour mën a dugg nan lay def te pourtant ñi ngi ci doon waxtaan ma ni nañu xool guerre yi nga xam ne am na Afrique tey boo xoolee Érythrée xool Éthiopie xool yeneen dëkk yi pourtant armes yi am na bu ngeen bàyyee xel ci ginnaaw Ilaria Alpi journaliste Reuters la woon ñu reyoon ko fi lu taxoon ñu rey ko dafa découvrir woon ne am na trafic d'armes boo xam ne amoon na ci Corne de l'Afrique pourtant bi mu ko teel a def dossier dañ ko faat mais armes yooyu fan lañ koy liggéey tey boo demee Valtrompia lu mel ni Beretta ak yeneen kii ñaata arme la ñuy liggéey par jour seen bilan yi c'est public ñun nañ ko gis ñun ñëpp dañuy dugg di xool bilan ci yi nga xam ne moom la azienda yi am mais bu fekkee benn azienda man par exemple am na profit plus de 3 millions d'euros à l'anno boobu dina ko jaay na arme yu bëri mais arme yooyu ñuy jaay est-ce que biir Europe ñoom ñoo ciy xeex alors foofu nga taal daay gi tey loo yaakaar ñoom bu ñu fi jógee léegi le monde planétaire foo toll di ko gis ku nekk da ngay gis li xew fi gis li xew fi nga mën a amee jàmm fa nga mën a daw dem ñu créé fi am fi beneen affaire bu ñu fi créé woon muy li ñu doon wax printemps arabe primavera araba sportiamo la démocratie maanaam mel ni ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy buuru démocratie da nga koy jël comme valise rek yóbbu ko ci benn dëkk daal di tas del Égypte dàq Moubarak Libye ñu dàq Tunisie ñu dàq mais nga yaakaar ne loolu tey bu fekkee ne ñooñu même bu ñu ñëwoon ay dictateur lañ mais amoon nañu stabilité boo xam ne ci seen réew yi daana tax ku fay jaar dinañu xam ci yenn condition nga fay jaare nga dindi ko ba nga xam ne amatul benn barrière chiaro che a questo punto dovrai pagare le conseguenze mënul nekk nga xelaat ne ñooñu après duñ boo tasee foofu nit ñi fan lañu jëm mas ngaa gis libyen bu immigré ji dans les temps léegi rek nga commencé gis libyen yi di génn mais bu njëkk bi daawuñ génn donc seen politique étrangère boobu te pourtant li tax ñu yëngalaat Libye nii ba Serail am problème bi mu am mooy pétrole bi nga xam ne moom lañ bëgg a contrôler entre Eni muy société italienne ak Total société française guerre bi ñoom la nga dem Syrie les États-Unis ak URSS seen kii ak Russie seen guerre froide bi moom indi problème bi am Syrie et pourtant ñoom seen guerre bi foofu lañ ko exporté yóbbu ko fa mais mënoo ko yóbbu foofu ba pare tas foofu taal ko ba pare ne après ñooñu da nga di toog foofu na dee ak xiif fokk ñu jug pour ñëw moo tax du ma nangu benn yoon ñu ne colpa ñiy jógee seen réew yi di ñëw parce que la politique étrangère européenne boo xoolee tey ñoom seen bopp au niveau de l'Europe amuñu benn voce unique sur les politiques à l'est API yi gis ngeen accords yi ñuy signaloo yeneen dëkk yi di leen forcer di leen bundaxataal pour nga firmer accords yooyu Merkel barki dem bi mu demee Sénégal li ko fa yóbbu ñun ñëpp xam nañ ko te pourtant le gouvernement sénégalais n'a pas dit la vérité bu consulté woon ma waxaat ko li ñu signé ci biir ak li tax Merkel dem fa si politique étrangère européenne bi si la bokk ci Allemagne problème bi nga xam ne nan la ko am moom ci gouvernement parce que dëkkam d'accorduñ ci clandestin yi ñëw fa mu bëgg léegi politique boo xam ne dina ko def pour mën a delloowaat ñi nga xam ne amuñu këyit te danaan Sénégal pour nga boo ci mënta d'accord li ma la war a financer du ma la ko financer boo ci d'accord si ñool ma ko nag loo soxla ci xaalis ma jox la ko te nguur gu jëm ci élection boo soxlaa xaalis di nga jël xaalis boobu que muy Sénégal que muy Mali que muy feneen même ba ci Mali buñ gisee ñu imposer IBK ci élection yi am na lu tax donc ñoom lépp lu tàq foofu ñoom ñoo ko taal moo tax ma bëgg ci immigration ñu waxtaan ci xam ne kenn mënu ko fermer tant que ñoom ñu ngi continuer ci seen politique bu salte boobu beneen ba mooy li ñuy jaxase nag ñun entre tey boo xoolee ci biir immigré régulier yi sax am na ñu ciy def erreur boobu mooy ñii dañoo bëri ñii lu tax ñu fiy ñëw ñu ngi ñuy yàqal mais ñu nit nañ xool suñu bopp nag waxtaan tey bu ñu mënee sol yëre yu rafet bu ñu mënee dem Sénégal am fa kër am jabar am oto te dëkkandoo woon ci koñ fu mel ni Gunaas nga xam ne man fa laa dëkk jurdandoo fa ay nit yarandoo fa ak ñoom mënuñoo am jabar tey mënuñoo am kër waaye ñooñ bu ñu ma gisee kat bu ma ñëwee naa leen bu leen dem fee dara nekk fa dañ naan ma bul ñu fontoo mais loolu lañ may wax parce que dañ naan ma man li tax tey moo mën a gis différence bi xëy na peut-être li ma ñëw fii la bu ma nekkoon Sénégal du ma gis différence boobu du ma ko gis du ma ko gis nga tey rakk ji nga yor ubbil ko mercerie mu nekk ci di ci jaay la muy jaay ca mercerie ba wala nga ubbil ko bergerie mu yor laadum wala leneen xel ma nekkul ci loolu xel ma mi ngi ci yow fi nga toog foofu la bëgg a ñëw c'est ça la réalité donc ñu nit bu ñu fàtte suñu passé donc ma dama wax so dama naa leen hanno diritto di venire e si possono venire vengono bu ngeen bañee loolu nag la Tafa doon wax si la ñu delloo la redistribuzione della ricchezza mooy li nga xam ne moom ngeen sàccoon jël ko ba tax ngeen nekk tey ci donkaasi gi delloowaat leen 20% yi wala 30% yi mu delloowaat Afrique mais bu delloo it bu ñu ko teg ci loxo yu nguur parce que ku nekk xam ne nguuru Afrique ni muy dundee mais nañ ko teg ci ay projets yu leer nañ ko ci teg parce que bu ñu ko ci tegul li ñu dund nii rek li ñu dund nag la ñuy dund beneen ba mooy
ñoom seen làmmiñ rëy rek ñuy wax Tafa joxoon na leen ay chiffres léegi 8 milliards d'euros yi nga xam ne moom la immigré yi di contribuer parce que présidente Boeri de l'INPS ci statistiques yi ba Salvini di dal ci kawam. mais nee na ko xanaa doo xuloo ak man mi en tant que Boeri mais da ngay xuloo ak dates yi parce que man li ma la wax ci ay dates yu clair laa ko génnee INPS lii moo fa dugg ñii ñoo ko fa dugal ñii ak ñii ñoo ko fa dugal li ci immigré yi dugal nangam la toll loolu wax ko kay du dara parce que tey buñ ne ñun taxes yi ñuy fay moom la ñuy dundalee immigré yi ma ne Salvini day ci boole taxes yi nga fay yow comme italien ak taxes yi ñu fay ñun comme lavoratori migranti parce que altrimenti c'è qualcosa che non funziona te ci débat yi dañ leen koy wax dañ naan li ngeen di fay ñun moom la ñuy fay te pourtant parfois ñu fay de plus parce que bëri na ci ñoo xam ne seeni famille nekkuñu fi te déclaration fiscale yi duñu leen ko appliquer te la ñuy xaalis boobu ci keesu INPS lay des ñi fi yor doom ñu nekk Sénégal te ñu yor carte de séjour wala séjour te fay leen assegni familiare xaalis boobu anamu mi ngi ci keesu nguur gi ñu tëdd ci donc suñu réew yi tamit accord de réciprocité yi ñu waroon def ak Italie dañ ci waroon taxaw te bañ ko politiser mais dañ ci waroon taxaw ba nga xam ne xaalis boobu tey am leneen lu mën a jur parce que loolu mooy dimbali parce que naa leen boo bëggee téye nit ki ne ko doo dem il faut nga teg ci loxoom dara boo yeewee bëy ci tànk bi joxoo ko leket gi dara nekku ci bu yàggee da nga bëy bi yuuxu te bu mënee fexu kii bi dagg mu gaat dem topp sardiwo te bu demee nuuru naabe yi peut-être mën na ñoo sàcc sa bëy ah loolu mooy dal Sénégal mooy dal doomu Sénégal mooy dal doomu Afrique yi donc il faut ñu waxtaan ci te ñoom it maa ngi xool nag léegi dañ leen koy ne réew moo xam ne juróoy doom te chaque année 3 millions de personnes dem pensionné ci Europe te 3 millions de personnes da nga leen war a remplacer per sostenere l'économie waaw bu fekkee yow juróo doom te 3 millions de personnes di dem pensionné à la fin sa projet industriel fan la jëm pour nga maintenir rek il faut nga am ñeneen ñu ñëw liggéey si donc politique bu miyoob rek moo naan nañ tëj frontières yi baare ko mais mënoo ko tëj parce que da nga leen soxla te indiwoo benn possibilité pour ne bu njëkk ba daa nga dégg sax xeetu sponsor wala flux wala leneen kañ lañ ko tëjoon waaw mën nga tëj loolu ubbi woo yenn agence di formation yoo xam ne yow parce que bu dee ne nit kuy xalaat nga politique doo xalaat li nekk sa kanam tey mais da nga naan fii ak 20 ans sama réew nan lay mel pour mu mel noonu lan lay def bu fekkee sama économie dama koy digitaliser ba nga xam ne tey ci nouvelle technologie yi laa koy teg bu ma soxla woon 5 millions de laboratoire yi maanaam technologie bi dana mu yóbbu ne dootuma soxla 5 millions mais 3 millions laay soxla mais 3 millions yi dañ leen war a former ci sicurezza rispetto dell'ambiente praticità ci utiliser machine yi donc ma ubbi ay agence yoo xam ne si lay former ñooñu mais nga def accord yooyu ak réew yi sax nga jël xale yi génn ci université yi tey ku mel ni gouvernement Sénégal nga xam ne liy génn ci université ci année bi xamoo nu mu toll mënoo leen trouver liggéey xajatuñ sax ci université publique bi ñu ngi ci université privée bi nga yore leen xaalis xale yooyu tey seen formation fan la jëm ak boo leen formé ba pare fan la ñuy liggéey pourquoi pas ñu mën a discuter ak imprenditori yi nekk fi ñu mën a délocaliser sax yenn entreprise yi nga xam ne actuellement nii mercato bi laajatu ko mais soxla nañ ko foofu donc loolu mooy vision boo xam ne tey ñun suñu réew yi war nañ ko am jëmale ko fii mais pour mu am il faut tey Union africaine am benn voce ci immigration te loolu dafa manqué maanaam dañuy wax yëpp déggoo ci Tafa wax na ko léegi nee na Lampedusa benn président africain ñëwagu fa te pourtant Charlie Hebdo bi ñu defee li ñu def xas yonent bi saaga ko mais président yi dañoo ñëw France manifester bu ñu mënee ñëw France manifester ci ku xasoon yonent bi ñu faat la waroon la faat la ñu xas la nga ñëw foofu ñu ne nga ñëw fa mën fa manifester waaw bu fekkee ne ay milliers de Sénégalais d'Africains parce que Afrique la ñu wax comme li ñu doon wax ci Union africaine africains yooyu def mais pourquoi pas nga mën a ñëw nag taxaw ci mais ñëw bi rek pour wane ne ñëw naa fi rek kon sama jaan wàcc na non mais da ngay ñëw ak des arguments yu clairs da ngay ñëw mën a waxtaan ak les représentants du peuple yi nga xam ne tey diaspora bi ñoo leen fal bañ ci xool couleur politique xool syndicalistes yi nga xam ne ñi ngi fi xool société civile xool association yi mais bu ñu ko defee ministre bu fi ñëw jarul sax ministre di ñëw mën nga yónni des techniciens du ministère parce que ministre rôle politique bi rek la ci yor mais lay liggéey techniciens yi ñoo koy liggéey man d'accord ma sax ministre di ñëw di sol jege ñu ñëw non mën na bëgg ay techniciens du ministère ñëw ñu jàkkaarloog ñoom waxtaan ak ñoom defanteeg ñoom comme li gars yi di wax defanteeg ñoom lu baax mooy génne ay documents yu leer teg leen ci te ñun duñ ci feeñ sax man nee naa ne lépp loo xam ne pour bu sama signature nekk day déranger nit ça ne m'intéresse pas mun naa la ko sax defal audio jox la ko nga dem yow sotti ko ñun loolu lañ gëm moo tax ci immigration bi il faut ñun ñu mën cee waxtaanaat
beneen bi it mooy ñu amaat vision nag parce que xëy na peut-être c'est un peu trop tard parce que par exemple foo def 30 ans 32 ans te boo demee Sénégal peut-être R+3 bi nga fa am ak benn oto bi wala kii bi nga fa am war nañ poser waat question ñun est-ce que ñun it tardé wuñ ci benn côté. Très bien. te tardé boobu peut-être mën na bañ a doon tardé mën na doon question de mentalité la mais xëy na boo demee ba ci kanam nga gis ne li nga defoon ko am na lu échoué mais est-ce que ñun dinañu toog di waxtaan comme ni association yi amee nga xam ne fi ni dëkk boo dem am na association donte am naa ci vision boo xam ne bokkul peut-être ak bi majorité bi am parce que man bu ma sañoon association bi day doon benn association bu dëgër am ay démembrement mais du dëkk bu nekk am association parce que peut-être faiblesse lay indi man sama gis-gisu bopp mun naa juum mais association yi tey war nañ mën a waxtaan nag ci biir association bu nekk xanaa am na 3-4 personnes yoo xam ne am nañ mentalité imprenditoriale pour xool ba xam loo xam ne war nañ ko mën a def Sénégal te bu ñu ko defee ci village yi tabax suñ village yi dispensaire parce que li ngeen gis nii Croce Rosso bi ngeen gis Centro di Sotto bi ngeen gis ay immigré ko fi def ñun tey suñu village yi gox yi ñu dëkk waaw buñ ci xaar gouvernement mais nañu am beneen mentalité immigration mooy fexe zone bu ñu dëkk almeeno am benn poste pronto soccorso benn te pourtant mën nañ ko boo jëlee 5 villages yu bokk ci benn département 5 villages boo xam ne par exemple 20 immigrés ñi ngi fa waaye luñ bon xëy na peut-être 100 euros al l'anno war nañ ko mën a génnee muy 2000 euros ñu commencé ci benn même poste pronto soccorso bu nga wax ne infirmier ba fa nekk 70 000 nga koy fay wala 80 000 au moins ñu commencé ci loolu ragal naa ne ñun buñ xiyee ci loolu dinañ mën a imposer suñ gouvernement ne ko lii kat ñun ñoo ko def donc lu ci des yow la war wala sax ñu taxawal ay bu dee ay société maanaam bu dee sax 4 tracteurs 20 villages bokk ko parce que mbay mi tamit nit ñi dañ ciy sonn suñu rakk yi ci nekk suñu bàyyi suñu nijaay yi boo leen fekkee ci àll bi yàlla ji taw ñu yor seen nekk ci kii dafa métti te pourtant avec la mécanisation de l'agriculture te loolu mën nañ ci dugal suñu loxo mën nañ def coopérative boo xam ne mën nañu am 4 tracteurs la coopérative bi di génnee ñu di ko dugalaat ci village pour mu am ndox ñu koy dugal pour mu am solaire ñu koy dugal pour mu am leneen parce que loolu bu ñu ko defee mooy développer suñu réew ba ëllëg suñu doom yi duñ doon ay immigré suñu doom yi jàng fii lay tëjee parce que li ma leen tee yàgg na mais suñu doom yi nekk fii di jàng boo xoolee ñu ci bëri à part quelques exceptions yoo xam ne ñi ngi am lauréat ñi ngi lauréat ñu ko sa moment ñi ci des ñëpp ci école de formation ne leen indirizzare ñu diventare encore wala alberghiere ñu diventare encore nuovi operai ñun liñ daj ci operai wala ñoo ñaan yàlla suñu doom yi doon operai francamente buñ nar a doon operai fii ne leen yóbbu Sénégal ñuy jàngi defi leneen man loolu laa gëm ci loolu laay dox maa ngi jéggalu ci li ma guddal mais daal loolu moo doon li nga xam ne bëggoon nañ ko teew. du yomb jël kàddu gannaaw bu kilifa yi analyser situation bi dugg ci sujet bi wax ci loo xamee ni wax dëgg yàlla xam-xam bu wér la ndax comme ni ma ko waxee woon sànq rek ci bi ñu jëlee kàddu di nuyoo dañu doon ay nit ñoo xamee ni fierté lañu ci sénégalais yi ndax liggéey bi ñuy liggéey pour la communauté waxuma sax communauté sénégalaise waaye képp kuy étranger ci réew mi amel nga leen njukkal ci service yi ñuy joxe te ku dégg nii ñu waxe la ni ay expert lañ ci domaine bi ñu nekk ça veut dire que xam-xam bu wér lañ fi wax bu tegu aussi ci ay données yu leer nañ te données yooyu du yenn données yu dul bu réewu Italie bi ñuy dund donc kon déglu bi am na solo ñun jàngat nañ ci lu bare bari comme ni ko suma jëwriñ doon waxe rek ni nañ jël note am ci njàngat je crois que on a été à bonne école kon merci beaucoup ci waxtaan wi ak ci yaatal gi li ma ci indi rek ci affaire immigration comme ni ko thème bi indee tey naka la ñuy def ba freiner ko ak fan lañ ko jëme xam nga bu yàggul maanaam ci ay at yu néew la toll bi Sénégal commencé subir immigration président ba fa nekkoon ci jamono yooyu di président Abdou Diouf am na lu mu ci waxoon biñ ko tàncee ba tànc ko dafa waxoon ni on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras
maanaam géej kenn mënu koo téye waxin la mais loolu tey ku gis li xew ci géej gi xam ni waxam boobu amoon na lu mu junjoon moo di boo tëjee frontière terrestre yi tëj frontière maritime yi nit ñi danañ wut beneen bunt frontière aérienne je voulais dire tëj nga visa yi comme ni ñu ko waxee léegi tëj nga suuf si pour des raisons de frontière et cetera nit ñi dem ci géej gi di jàll par force ndax géej moom li ñuy wax kenn mënu ko limiter bien que def nañ li ñu war a def lépp ci limiter ay frontières rek yooyu yëpp ay ab liggéey la boo xamee ni xañ na ñoom lañ ci jublu woon amul finalité te lii xew wane na ko ça veut dire muy suñuy réew les plus pauvres d'Afrique waxuma la problème de sécurité bi ñu confronté ñun mais dem nañ ba indi ko ci biir Europe te li ko waral léegi wax nañ ko encore moo di politique boo xamee ni sëñ Moustapha indiwaat nu ko mu daté depuis lu yàgg ci àdduna muy depuis la conférence de Berlin et cetera ñu séddale Afrique ku ci ne jël si sa pàcc boo xamee ni ressources ya fay ne yaa koy aakimoo ña fay gouverner yaa koy décider na muy doxee ci sa loxo lay tegu loolu bi ñu demee ba ay 60 ñu yaakaar ni am nañu indépendance ñun suñu réew en Afrique benn amu ci indépendance loolu déjà nañ ko def suñu bopp amul benn réewu Afrique bu am indépendance moom kay da ngay dépendre ci anglais yi ñu am tuuti tolérance nga dépendre ci français yi ñu gën a corse ñëpp di la xoj ci put pour nga avancer nga fomenter révolution boo xamee ne bu sedd la ñu jëlee la ca réew mi président yi ñu destitué yépp ci zone France yi ku ne xam nañ fa jóge dañ doon ay intellectuel bëgg seen réew bëgg a révolutionner doxalinu réew ma xam secret yi ni muy demee ñu complot jële leen fa moo xam da ngay dem ci vote démocratiquement comme ni ñu koy tudde wala ñu defal la coup d'état fomenter ay coup d'état di n'importe quoi fexe ba jëlee la fa teg fa ka nga xamee ni tey buñ ko nee waaw mu ni waaw buñ ko nee déet mu ni déet donc c'est ce qui les arrange kon devant cette situation ñun responsabilité bi ñu ci am en tant que être humain parce que déjà fi dootul doon problème mu sénégalité ou gambien ou guinéen non da nga koy indi ci humanité rek parce que ci loolu dafa am sang bu tedd lu mu ci daa wax muy Cheikh Mouhamadou Mourtada dafa daa wax ni suuf sëpp suufu si yàlla kon kooku déjà dégagé na ay frontières ci foo mën a amee sa liberté foo mën a doxee ci àdduna ak foo mën a jaamoo yàlla mooy la nga gëm nga di ci jaamu yàlla donc sàkkalatu ko dëkk bi réewu catholique la wala dëkk bi réewu laïque la wala dëkk musulman fu mu la mën a fekk ci àdduna rek engagement boobu da nga ko war a matal pour dire que ni ci boobu philosophie buñ ci ñëwee tey li am suñu réew maanaam nit ñi wax nañ responsabilité communauté européenne jusqu'à ce jour ba ci ñëw Merkel bi ñu mujjee wax léegi yooyu yëpp programme la boo xamee ne ñoom dañ koy dérouler pour anéantir l'Afrique moo di fan ndox daa jaar rek ñu bëgg faa jaarale tepp-tepp ba nag lan la ñu gis bi mu ñëwee Sénégal tout dernièrement dañuy jël exemple boobu parce que moom mujj après Sénégal dem na ci yeneen i dëkk lan moo ko intéressé li ñuy gis ab allemand biir Sénégal bariwul ñuy wax visitu allemand ci biir Sénégal c'est à compter bu fekkee mémoire yi jàpp nañ ko mais dañoo dem ba toll ci benn point boo xamee ni ñoom it dañoo tënku ci li ñu war a absorber ci immigration ñu jël ko ba pare la ca des muy weccit maanaam ma ngi mel ni nga jël sa tame rek segg ba li des ci suuf nga ni j'en ai plus besoin je dois dégager ça naka laa koy dégager ba ma leen yawee ci avion yóbbu Sénégal day ñaaw mais je vais essayer par d'autres voies et moyens fexe ba am accord ñi nga xamee ne ñoo yore réew ma au moins après lu may def danaa ko mën a def ci légitimité avec leurs accords bien sûr parce que tous nos pays africains là li ñu waxul moo di ils ont déjà signé des accords ci rapatriement Sénégal yi je prends l'exemple du Sénégal toujours ci rapatriement Sénégal yi ils ont déjà signé les accords
loolu moom kenn waxatu ko naka lañ koy defee nag léegi ci pratique bi moom la ñu des di définir mais yow mënoo doon un président africain nga taxaw ñu ñëw ne la y a 1000 et quelques Sénégalais chez moi irréguliers da ngay laaj kooko naka lañ def ba doon irrégulier et puis ci ban système lañ leen transiter lañ leen jaarale ba mu am ñu régulier am ñu irrégulier c'est ça le problème fondamental parce que parmi les irréguliers am na ci ñoo xamee ni ñun li ñuy subir fii ci loi Bossi-Fini moo ni liggéey 30 ans bañ a am retraite ñu xëy nangu sa carte de séjour sosal la génne la ci la allemand yi jaar ci la français yi jaar ci la keneen ak keneen di jaar pourquoi ñun suñu réew du ñu nekk sur la défensive c'est-à-dire balaa nga ni xëpp rek ñu ni kii dafa irrégulier nga laaj lan moo ko rendre irrégulier maanaam nga nekk à la défensive défendre au moins l'être humain bi nga xam ne yow yaa ko yilif te gënuloo ko dara lu dul ay position rek la tu es président de la République tu es ministre tu es député tu es autre chose mais seen sénégalité daanaka benn la donc sur la défensive la ñu war a jël les choses en main ça veut dire que foofu aussi comme li ñaan wax rek doo gis kenn ku ñëw Benghazi doo ñu gis kenn ku ñëw ci Lampedusa doo ñëw kañ lañu gëj a gis un président sénégalais mu ñëw Italie rien que pour lijjanti émigré yi mu fi am buñ ko décompté yàgg na ça fait plus de 20 ans parce que ay ministre rek lañ fi yabal yoo xam ne bu ñu ñëwee dajeeg seen ministre boccoone yi ne fi ñu connecté la ñuy connecté ils n'ont pas le temps de travailler sur l'immigration du ñu dajeeg les experts ce sont eux ñiy liggéey ci les données les plus fiables de l'immigration parce que seen métier la mais boo ñëwee fii rencontrer un ambassadeur wala nga rencontrer un consul wala nga rencontrer am nango sekk moo xam ne day wax di dem rek alors ban donnée bu fiable nga mën a am pour boo delloo mën cee liggéey bu wér doo ko am da ngay nekk ci protocole rek parce que les ambassadeurs sont liés à des textes yoo xamee ni am na loolu du ñu ko wax yow mi ñëwit di gan boo ñëwee ci texte yooyu lan lay jaaral dan lay tegalub drapeau wax la ni fii ngay jaar ñu tóojal la ñu yóbbu la hôtel nga nelaw bala ngaa ñëw document ba ngay signé dañ koy bind ba pare doo ci xam dara da ngay ñëw rek xoos-xoos jàll mu dem ci xoos-xoos boobu sacrifier nga sa askan wépp ci erreur te xamoo foo ko teg donc ci loolu ñun le combat que nous devons mener fii lay commencer foofu damay génn ci immigration ñëw ci ñun suñu rôle bi nga xamee ni moo ñu interpeller ci situation bi ñu nekk nii junjoon naa ko sànq ñun ñëpp bien vu que suñu réew amuñu benn politique d'immigration amul en vue ci li ma xam bokk li ma jot a gis man amul benn programme bu fixe boo xamee ne suñuy état am nañ ko mu jëm ci immigration amul nga ñëwaat fii ci réew mii amul benn programme bu fixe bu dul programme légal muy programme propagande kese ci ay futilité léegi bi xeex ba ñu dénk leen réew mi tey lan mooy seen programme ay sos kese ay création comme ni ñu ko waxee ci bateau boobu Dischotto bi lan moo ci am aussitôt après Dischotto lan ngeen gis accusé wuñ fi 2 Sénégalais de viol un à Jesolo un autre à Pescara est-ce que c'est avéré que ni ñoom dañoo violé au moins les accusations avant nga koy defal doomu aadama dafa war a au moins bénéficier wu ci maanaam présomption d'innocence parce que nit ki doo ko accuser rek xëy ni moom la nga xëy génne ko ci télévision yi nekk biir Italie yépp wili pande ko wili pande kanamam wili pande jëfam te xamoo ndax au fond des choses moom la ñu tooñ wala moom moo tooñ au fait xale bu jigéen bi moo violé ku góor gi wala ku góor ki moo violé xale bu jigéen c'est des questions qu'on va se poser parce que ci réew mi ñu nekk réewu liberté la on a vu du tout du dëgg bu ko defee yow en tant que autorité bu loolu ne jay ci sa kanam waroon ne Sénégalais yi defati nañ njombe déedéet man du ma nangu lool damay woo autorité bi ko signalé man la arrêtez on va suivre l'enquête ubbi leen enquête ñu suivre ko bés buñ ko condamné ci viol bu mu def ba les faits avérés bu la neexee génn ko ci journal mais tant que loolu amul bëggatumaa gis ñuy wili pande benn sénégalais ci journaux yi ak ci télévision yi
sur des présomptions yoo xamee ni xalaat la rek wala ay tooñal la loolu interpellé nañ ci les autorités maanaam ñi ñu féete kaw dans ce pays muy le consul général muy l'ambassadeur ñoom ñoo ci war a taxaw loolu aussi benn comp la rek ci difficulté yooyu ñuy dund nga xam ni du ñu sentir suñu état à nos côtés pour nous assister et pour travailler pour notre sécurité ñaar yooyu moo fi am ñoom da di loo xamee ni constitution bu Sénégal moo ko maye ñu attesté nu seen warugar la ñu gérer suñu sécurité partout dans le monde wala fu sénégalais mën a ne seen warugar la bu ñu ko defee moom la ñu war a def bu ñu ko deful moom la ñu war a def mais du tëdd fu facile rek fi gën a yomb ñu ni sénégalais yi ñoo def la leen nga ni ñoom ne noonu la ñu mel dañoo soppeeku léegi loolu ñun aussi ñu bëgg leen cee dimbali naan génération bii ñëw ak génération bi ñoo fi indi lii ñoo fi indi laa bëgg leen ko accompagner c'est pas sérieux combat bi ñun nañu xam ni ça doit commencer à partir de nous ici wax naa ni suñuy autorité comprendre guñu dara et si je vous le dis ngeen xam ni fu xóot laa ko jële comprendre guñu il faut kon ñu faire les comprendre buñ ci bëggee génn ci loolu li may tëje rek bala maa guddal parce que liñ fi war a wax yëpp xaju fi mais damay dellusi ci rôle bi nga xamee ne ñun am nañ ko muy en tant que député de la diaspora parce que c'est très important nit ñi ñu di leen wax ñun fi suñuy pouvoir yem ñun mënuñoo saafara ay jàngoro député bu la wax ni mën naa saafara jàngoro day wax lu ko neex mais ñun arbre de transmission bi nga xamee ni tey moo ñu manqué woon mu di maanaam lantinoor bii jëlee bagage yi fii di ko yóbbu à des voies autorisées boobu rôle lañ mën a jouer au grand maximum ça veut dire tey bu njëkkoon dañ daa xaar ab mission ministérielle ñëw fi comme ni ñaan waxe des techniciens jóge fu ne ñëw mission ñu profité avec les associations wax leen li ñuy dund exposer suñuy douleur exposer suñuy mitit ñu dem yàlla rek a xam la ñuy rapport ndax am na ci ñoo xam ne duñu mës a ñemee def rapport bu normal jox ko seen kilifa ndax dañuy ragal ñu dàq leen mais loolu ñun bu ñu nekkee au cœur du système c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale rôle boobu la ñu war a jouer pleinement ça veut dire que ñun li ñuy cueillir nii ci mbooloo mi dañ koy segg ba mu neex a wax ci kanamu kilifa nga jël ko ni ko problème bi dootul ay rapport dootul lii ak lii émigré yi nekk Italie yi nekk Espagne yi nekk Portugal feneen ak feneen lii la ñuy dund la réalité est là maintenant vous avez la bonne information comme léegi vous avez la bonne information vous savez les problèmes yi ñuy dund xam ngeen ko léegi essayez avec vos moyens de l'État de trouver des solutions ndax loolu mooy seen warugar solution bi nag tey buñ ko dee xaar ci maanaam nango sekk ñëw dem Dakar ñëw rek indi solution du mës a faju il nous appartient à nous ñu bës leen ni leen nag orientation bi léegi fii la ne orientation politique bi dootul man PDS laa bokk APR laa bokk feneen laa bokk c'est de faire savoir à nos autorités que les problématiques de l'immigration yéen a ngi mu ngi entre vos mains faites-nous savoir lan ngeen ci def ak lan ngeen ci deful indil leen ñu ay programme yoo xamee ni buñ ci tënkoo dinañ xam ndax yéen buñ leen fi tegee di ngeen mën a régler suñuy problème wala buñ leen fi tegul suñuy problème doo leen ci mën dara bu boobaa ñun ñu jël suñuy responsabilité xam kan la ñu war a àndal pour génn ci guuta gi nga xamee ni moom la ñuy dund wax nañ ko fi léegi nous avons nos familles ici nos enfants ñu ngi jàng fii ban avenir la ñu am ëllëg pour retourner au Sénégal seen réinsertion dans notre société ci ban cadre la tegu ci ban orientation politique la tegu amul mën naa la wax ni nos autorités les plus calculées muy au niveau du ministère du Sénégal de l'extérieur et des affaires étrangères xamuñu sax ñaata xale ñooy juddu Italie xamuñu ko rien de plus grave que ça xamuñu ñaata doomu Sénégal ñoo ne ci prison yi kon yow dinañ la wax ni mën nañ saafara sa problème c'est des histoires donc ñun loo boobu ñu bëgg a teg comme loowu naxa yoo xamee ni ñu ngi Italie amuñu xam-xam ay moodu lañ rek loo boobu nañ démontrer génn ci
je crois que am nañ ay bopp yu ko mëte ñu ngi nii toog ci taabal liñ fi wax léegi nit du ko dindi c'est des données c'est une réalité kon donc ñun suñuy gouvernants lu tax mënuñoo tànk ci lii fi ne yóbbu pour saafara problème yi c'est des questions qu'on doit se poser et loolu mooy suñu rôle ku toog fii naan Nango Seck di moom daaw ba ren mu ngi député lan la fi def doo gis lu mu fi def parce que du doon lu ñuy visible du doon lu ñuy foto di ko teg jël bi moom mu ngi nekk ndax ñu ngi fii ñëw di dund ak yéen saa su ne te au moins li ñu fiy jële ñu ngi koy yóbbu à qui de droit parce que assemblée bi ubbil nañu opportunité ministre bu mu ci mën a doon ba ci premier ministre dinañ toog ak yow autour d'une table wax la li ñu tax a jóg mais bu ñu ko waxul sax ñun suñuy nawle ya ñuy seetaan ñu ànd ak ñoom ci biir ñoo ñuy jëkk a reetaan xanaa duñ fa dem di lijjanti problème mu Fongolé mi wala Kolda te bàyyi fi Italie mu ni weng donc c'est ça notre boulot pour le moment fekk changé wu ñu données yooyu ñun jël yóbbu rek di leen ba wax nag pour ñu andi maanaam nag bu ñu ko dee séntu ci Nango Seck pour mu ba wax leen dañ naan opposant la du mës a dem wala ñu jaare ko d'une autre manière ñëw andi mais ba tey rek nañu andi l'essentiel ñun nañ leen yóbbul li nga xamee ne moo tax ñu yabal ñu foofa ba mu dugg ci nopp kii de droit la muy yenn yu indi nag bu ko neexee sax mu jaarale ko ci géej gi wala ci mbeex bi moo xam fu mu koy jaarale na yegsi à destination bés bu yegsee ñun suñu fierté lay doon parce que nous saurions en ces moments que la ñu waroon def nañ ko résultat baa ngi nii di commencer meññ je crois que loolu mooy suñu liggéey di yeesal nuyoo ak sant rek ci mbooloo mi yëpp on est vraiment satisfait wax naa ko sànq lii xeeñ biir Italie bu benn moodu yaakaar ni yaa ngi ak sa passeport ba yaakaar ni mucc nga ci bu kenn yaakaar ni yaa ngi ak sa carte de séjour ba yaakaar ni mucc nga ci ñii fi ne xamuñu yooyu de léegi passeport yeeg léegi permis de séjour yeeg carte yépp la ñuy lalli def li leen neex bu ñu taxawul opposé xeex waaye toog fi ñuy wote manifestation nga toog te kër di seetaan TFM te naan gars yi nii rek la ñuy def ku ko ci def yaa ngi perte loo sa askan. il faut sortir de vos maisons dem wuji ci association yi dem wuji ci manifestation yi fas yéene jàmmaarloo ak tubaab bi luñ fi am nag luñ fi am man de li ma fekkee luñ fi am combattant bi ne ci mbooloom di aaru na mais du ma weddi luñ fi am cib xeex lañ ko amee kenn mësuñoo fekk ci ay réunion may ñu dara kenn mësuñoo fekk ci manifestation yu neex yi jox ñu dara dañuy génn ci mbedd mi jàmmaarloog tubaab bi wili pande leen le monde international filmer ko génne ko Italie changé ay données ñu commencé avancer buñ ko defee moo ñu ciy génn buñ ko deful ñoo fa nelaw ñun ñëpp ak suñuy famille kon maa ngi jégalu bu baax ci guddaay bi di remercier ñëpp di maslaa ñëpp. ñu ngi nuyu mbooloo mi ñu yëpp bokk ci association yi te bokk ci daayira yi bon comme dañ ma wax nag da nga ciy sànni ñaari kàddu c'est très normal affaire au Sénégal la ñoo ko bokk ku nekk di nga ci indi sa xalaat. mais damay abonder ñoom ñaar fi ñu waxee mais je trouve que le train de l'immigration mi ngi bàyyi en rade l'immigration sénégalaise parce que après 30 ans d'immigration l'immigration sénégalaise ñu dem ba tey moo bugg a jël ndaare wala di rek am na loo xam ne ñun defuñu ko li tax mu jël ndaare mooy il y a 30 ans immigration lu fi baax ci dëkk bi muy xeet yépp Sénégal moo taxaw jéngu xeex ko ba loolu mun a nekk mais tey ñun ñoo jël ndaare je me rappelle les Albanais bi ñuy bàyyi seen dëkk bateau bi ñëw fii bi wàccee ci trottoir képp koo gis di nga yuuxu jooy parce que nit ñi dañoo bari woon ba ëpp na dayoo les Roumains la même chose les Marocains la même chose les Tunisiens la même chose aujourd'hui les Sénégalais sont les derniers pour l'immigration li ko waral Albanie il y a 4 ans 10 ans ku wax ne dañuy jaay drogue wala dañuy def lu bon da nga naan albanais la il y a 10 ans c'était la même chose pour les Marocains il y a quelques années c'était les Roumains mais ñoom seen gouvernement ñoo leen oo li ñuy jot ak li ñuy am dañ ko pàccu ne lii mënul nekk ils ont pris les devants pour teg seen immigration ci yoon boo demee Albanie mi ngi dox jéego yoo xam ne kenn mënu ko dox boo demee Maroc ñun ñii naan Maroc Maroc raw nañu ma téeméeri junni yoon du suñ moroom kon ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp aujourd'hui si on dit que les Sénégalais dañuy tëddee jabaru jàmbur si on dit que les Sénégalais dañuy jaay drogue il y a même pas 1 an 5-6 Sénégalais
sont morts kenn waxu ci seulement France moo jël l'initiative daf une manifestation tout près de chez nous Milan on a tué 2 Sénégalais kenn waxul pourquoi dañoo xam li tax waxuñu wala ñun ñoo xamul li tax ñu wax il faut prendre vos responsabilités il faut prendre vos responsabilités après 30 ans ñun bu ñu bëggee toog ku fi doon nekk di dox loolu du la neex du la saf ñun li ñu amoon mooy le syndicat moo newoon suñu champ de bataille baptême li ñuy wax le baptême de feu bi ñu doon def mooy le tey moo waral nos vaillants garçons là ñu nekk fii comme des syndicalistes mais bu ñu defoon naan dans 10 ans dañ ko pàcc ñeent dañ fa nekk moom lañ am kon nañ ko jàpp. l'immigration dafa am 3 volets yoo xam ne dañ ci war a xool bu njëkk bi mooy la responsabilité bu ñu incombé bi ci des mooy la responsabilité bi ko incombé l'état italien bi ci des mooy responsabilité xam mooy incombé l'état sénégalais. ñun en tant que actuellement nous sommes des italiens bi ñu fi nekkee italiens ñoo ñu doon xeexal di ñu jàppale ba mu ñu am lu ñu mën a nekk tey war nañu jàmbarloo ak tubaab yi wax ne ñun ay italiens lañ doom yi ñëw ci gër ñu jël ñoo responsabilité wax leen ne lii la constitution bi wax lii la war a nekk ñu jàmbaloo taxawloo jàppale leen ci loolu mais ku nekk foogee ba nga toog italien dañ def li ñuy def te toog doog nous sommes des italiens il faut l'avouer il faut l'affirmer. beneen bi mooy la responsabilité avec le gouvernement sénégalais si vous allez au Maroc le gouvernement dafa ubbi les buntu ouvrir les portes lu ngeen am indi leen Maroc da ngay am fi sa benn oto nga taal ko yóbbu ko mais c'est le bénéficiaire le bien-être social mooy dem boo yóbboo oto bi loo ko mën a def dañ ko fa bàyyi askan ba ñoo koy jariñoo mais Sénégal mënuñu yóbbu oto mënuñu yóbbu leneen mënoo yóbbu leneen mu ne mais nan la ñooñu mën a évoluer liñ mën yónnee ma xaalis te ñun ñëpp sonn nañ man li ma mënatuma ko la même chose que vous kon li ñu war a def nag mooy ñu jàppale ñu lan la ñuy jàppalee ñii ñoo fi toog en tant que syndicaliste dañuy xool ci ñun parce que li nga xam ne Salvini ak Di Maio mi ngi koy wax war nañoo jóg pour maanaam jàmbarte ak moom dane bëggatul immigré ñun def nañ fi 30 ans nañ jóg taxaw ne ko joxuñu suñu xaalis ñu delloo si permis de séjour et l'unique solution bëggatoo ñu joxuñu suñu xaalis ñu delloo suñu permis de séjour la carte d'identité italienne jëlal sa yëf boo ko defee ay nit dinañ ko ne ko mënul nekk beneen bi aussi bu ñu amee nationalité bu ñu ko sàgganee ñoom dañoo tëj seen buntu tëj seen i géej tëj suñu nationalité mooy permettre ñu ubbi buntu wala fenêtre ku am doom ku am jabar ku am na nga fexe ba mu ñëw yow nga seet na nga ñibbee nga nekk mu nekk changement de situation au changement de génération loolu mooy xam-xam bi beneen bi nga xam ne moo nekk l'état sénégalais dafa war a jànkaltool ak Italie dan la ñu war a def Sénégal yi nañ fi nekk moom moo war a sàcc man en tant que Momar Mbow tey ak ànd ak sama doole ku ma yóbboon Sénégal ma am suma pension soxlawuma ko mais xale ya fa nekk laay créer liggéey ñu mun fa nekk dans 10 ans ñu mun a dem l'état italien bi ñu jox exemple à un moment donné vers les années 70 il y avait le gouvernement de Craxi il était dans son boom économique moom dafa ne ubbi leen bunt yi loolu rek moo mun a sauver l'immigration pays ak pays mais bu ñu tëjee fii kii tëjee fii loolu du mun a dem il faut que le gouvernement sénégalais am loolu waxtaan ak ñun ci côté boobu ñu seet nan la ñuy def loolu nag li may ñaan mooy les honorables les 3 députés de la diaspora yi nga xam ne nekk ñu sud de l'Italie dañ ñëw ñu toog ci waxtaan loolu ñu def un document jëbbal ko askan jëbbal ko gouvernement bi mu dox ci loolu élection yaa ngi ñëw ku nekk ni nga indi ndënd ñun lu ñuy xëccoo élection te suñuy affaire matul lu ñuy xëccoo élection te suñu éleg matul mu ñu xëy ñun ñëpp ñu nekk des politiciens mënul nekk te sa kër baaxul sa liggéeyuloo amuloo tous mënul nekk fii la ñu war a am assise ba pare ñun bu ñu amee assise nit ñi ñoo ñuy soxla loolu tant que nag matul suñu bopp immigré li ngeen di wooye muudu yéen a koy doon il faut ngeen xam seen bopp wóolu seen bopp moom seen bopp li fii lañ liñ bëgg ñun ñoo yor Sénégal buñ ko xamul du mun a nekk ñun ñoo war a xam ne kat sonn nañ 30 ans après 30 ans munoo am dara Sénégal amoo kër amoo dara amoo njaboot amoo tus war a ñibbi Sénégal ci loolu njaboot gi di fi wàcc di jàng xamuloo subam fan la nekk kon lu affaire bi mi ngi bëggoon nekk affaire boo xam ne man mënuma koo tudd mais doy na waar yéen li may wax lu nekk la yaa ngi fi amoo possibilité boo demee Sénégal un mois nga bi depuis 30 ans boo demee ñu ne Sénégal ñibbil sa doom mi ngi fi jàng óoluwoo ndax suba dina am leneen mais loolu lan la kon nañuy teet ñu ne tekk ñu xool lan la ñuy def bind ko jox ko honorable ñu dem soo ko
jar nañu def ñaari ndaje ak les honorables ci dëkk bi maanaam dañu am maturité politique nag wax suñu soxla beneen bi ñu jàmbaarloo ak Salvini li ñu wax nii ñu tëgg ko seet nañ ko def da nga bëgg ñu ñibbi du problème sa kayit ñu jox suñu yëf mu nekk slogan boo xam ne dina saf sàpp te dina am suite doo ko def te li ñu bëgg dina am. pour finir dañ nekk ci dynamique boo xam ne nag dañu bëgg association yi booloo ñun en tant que association Bokk Jëf am na jataay boo xam ne suñu bokk moo ko bëgg organiser le 22 à Brescia ak le 29 ñun en tant que Bokk Jëf li ñu intéressé mooy askan bi nekk benn loolu lépp jël nañ ko jébbal ko CASEP ci kattanam mu ànd ak ñun ñu dem dox loolu ba loolu mun a nekk parce que l'unité mooy force bi mooy ñu mun a def loolu li ñu fay woote man saxaluma mais askan bi yépp lañ bëgg mu ñëw déglu fa li ñuy wax nii maanaam canal la boo xam ne peut-être buñ ci jaaree li ñuy bëgg ndànk dinañ ci mën a nekk nañ nekk benn ànd liggéey mais si li nekk te lekk daal mooy immigration métti na beneen bi may terminer mooy immigration actuellement c'est seulement l'Afrique mais buñ continuer ne bàyyi Salvini muy wax dinañ dem box booy dem nga taxaw ñu di la dóor ngay taxaw nga jëm ba dinañ la dóor nga kàppawoo dafa la jëm nañ ci jàmbaal ak moom defante ak moom je vous remercie. ca kàddu ya jip jóge ca ñoom kii di Souleymane Diagne ak Alassane Diop ngànk nag association sénégalais yi nekk ci diwaan gi di Marzano ci Brescia rafetlu nañu bés gi waaye it gërëm nañu ñëpp ña ci jàpp rek ba mbir yi jaar ci yoon. weesoon nañ suñu waxee rek ci li ngeen xamante ne mooy immigration duñ ci génn tu yéen ay immigré ngeen ñun ñëpp ay immigré lañ yàgg nañ fi ngeen am association di bay seen waal ci ma bëggoon xam nag nan ngeen organiser woo fii. waaw bon nu ñu organiser woo fii si Marzano parce que association bi ren ji la am 4 ans daanaka yàggul noonu quoi yàggul noonu quoi li ñu organiser woo mooy ñun ñëpp dañuy boole suñu doole ndaxte doole mooy xam nga mbooloo mooy doole boo gisee ñu la mbooloo mooy doole lu ñuy defandoo si lay gën a yomb parce que bu njëkk ba dañ daan def bon daje joxate ay 5 euros 10 euros ñu gis na lii daal mënta continuer quoi nañu jéem a booloo créer association nga xamante ne au moins su ñun li ñuy defandoo lépp dina yomb si ñun parce que dañ daan am benn cas dañ daan dugg ci kër di laajte te vraiment loolu tamit bon dafa metti quoi xam nga xamoo ni ki mu toogee bu bëgg di ko laaj tout le temps day ñëw ne vraiment ñi moom dañuy déranger quoi bon ñu ne bon on a préféré dugg ci kër yi parce que dañ daan def sacrifice mag sa waaye chaque samedi ak dimanche ñu dugg ci kër yi nekk fii yëpp benn par benn di leen si initier parce que tamit nit ki doo ko ne da ngay ñëw tepp par la force mais dañoo initier rek dugg ci kër nekk fa 10 personnes gars yi di ñëw ñu dem ba kër ga xayituñu fa ñu wut salle commune bi jox ñu salle ñu nekk fa tamit salle ba ndaw ñu wut beneen salle bu gën a mag di ko def ba li nga xamante ne tey jii nii moo jur lii quoi xam nga te vraiment ñu koy rafetlu parce que mbir mi tamit ñëpp jàpp nañ ci bien vrai que ne sénégalais yi nekk fii yëpp ñëwuñu mais on peut dire que les 80% yi dëkk aux alentours de Marzano commune u Bedizzole commune Nuovo Lento commune Nuovo Lera Paytone ba Preval ba Gavardo sax ba Brescia sax ak Resato yëpp ñu ngi ci biir te loolu yëpp dafa laajoon nag liggéey bi nag moom ba léegi duñ ne fii la yem wante ba léegi nii aussi tamit ñu ngi siy ñaax parce que duñ tàyyi parce que ñun sénégalais dañoo xaw a rëy parce que nit ki boo ko wooyee léegi nii mu yaakaar ne yow da nga ko bëgg a ndax lekk xaalisam te amaana li ñuy def nii yëpp pour ñoom la ndaxte ku toogoon sa wet rek yaa ngi liggéey te doo sonal kenn mais booloo rek en tant que sénégalais booloo mën a faj suñuy soxla booloo mën a xool soxla yi ñuy am faj ko booloo mën a xool ñi nga xamante ne ñoo nekk si biir en tant que membre am ay difficultés parce que te bu ñu jàpp ne nit a nga fi nekk en tant que membre dem doon liggéey yàlla def liggéeyatul yore fi njaboot kan moo koy yore ñun ñii ñooy dajale suñuy dërëm ak li nekk si kees gi di dem di ko yët parce que loolu yëpp tamit bu ñu boolewul woon duñ ko mën moo tax booloo rek moo ñu war parce que boo boolewul léegi nii da nga am ay jafe-jafe man léegi nii su ma toogoon sama wet rek mën na fa am jafe-jafe léegi nii te kenn du ma si ñëw fekk dama laaj ci lan laay kii dala laaj ci lan la ban jafe-jafe la am mais lu ñu boole nii nag moo tax ñu mën lool def lii ba lii yegg si fii tey jii nii ñu ngi koy ñaan nag pareeguñ ci nag
liggéey boo xamante ne day doo tàmbali mais nag au fur et à mesure muy dem incha allah dañuy ñaan yàlla yàlla jàppale ñu si loolu daal la moom lu ma ci sànni bu ci amee Assane. comme ni ko président waxee rek comme ci fii Mazzano association bi nu ñu organiser woo comme noonu mu ko waxee rek ci début yi vraiment c'était pas facile parce que comme li ñuy wax tout début est difficile mais nag vraiment gëm-gëmu ñi nga xam ne ñoo dëkk Mazzano vraiment tax na tey jii lu ñu mën a lu ñu def ñu mën koo def. Parce que comme noonu ko président waxee ci ne kër lañ ko commencé yàlla dem ba xajatuñ fa ñu am salle xajatuñ ci salle boobu ba léegi vraiment am nañ salle bu adéquate bu ñuy defee les réunions yi c'est mensuel yàlla def na aussi am na benn participation benn quota participatif bu ñuy def pour chaque membre war ko participer ci association bi parce que tamit problème yi am na. te loolu lu ci bari aussi xaalis moo koy lijjanti de ce fait am na benn cotisation mensuelle bu ñuy def chaque membre war ko def vraiment ci côté social aussi ñu def ci liggéey bu am solo ndax xëy na le côté culturel bi ñi tey mooy nekk première sortie bi mais socialement vraiment def nañ fay action yoo xamante ni yu am solo la. ci dimbali ñi nga xam ni seen situation vraiment économique demeetul noonu ñu dem di leen fekk ci di leen dimbali ñi nga xam ni tey jii dañuy dem ba seen waajur kenn ku nekk Sénégal wàññeeku association bi dina jug vraiment am nu mu la jàppalee nga mën a dem fekkee sa bisu waajur boobu. comme ni mu ko waxee aussi parce que tamit dañuy wax toujours nit ki fi ngay dund foofu la yàlla di moomee loolu tamit association vraiment jël na ci ay mesures yoo xamante ni yàlla tere yàlla na yeex tey jii képp ku bokk ci association bi loolu daloon sa kaw dinañ mën a ñëw jël sa koor ba jébbal la ci say mbokk te li nga xam ne moo fi amoon au temps di wër di laaj ay xaalis fii duñu ko def kon loolu mbiru organisation la boo xamante ni vraiment association bi mi ngi koy def. beaucoup kooku doon monsieur Diop ak monsieur Diagne te ñoom laa doon recevoir fii ci sama plateau ganu bés bi ñu nekk fii ci Mazzano fii ci Brescia tey taxawaloon fi nag lu am solo doon waxtaan ci li jëm ci immigration maa ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier ki nga xamante ne aussi moo nekkoon ci technique bi muy monsieur Augustin Faye merci à la prochaine au revoir.